voilà mbégte ak contentement la ñuy am di ànd ak yéen ci seen chaîne YouTube VIP Ami TV mbokk yi ñi ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di amaat mbégte bu baax a baax ci dalalaat leen seen émission Destination une émission de variété donc qui que vous soyez où que vous soyez ñi ngi leen di kontaane bu baax a baax di leen char lu bari tey ñu war a waxtaan ak un grand monsieur doomi njaareem la moom Daouda Thiam nekk itam entrepreneur. donc nekk chef d'entreprise ñi ngi lay nuyu bu baax a baax sëñ bi Thiam di am mbégte contentement di la dalal ci émission Destination bienvenue. waaw sëriñ bi ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di ziar waa VIP Ami TV groupe bi yëpp di ñaanal aussi seen PDG Modou Soxna yàlla defal ko jàmm ndax xale bu am ambition la bu ñimee fa mu jëm la voilà di nuyu waa Njaareem gépp di nuyu waa Sénégal gépp di nuyu waa àdduna di xam ne ñu ngi dugg ci émission bi bisimilahi rahmaani rahim fas yéene ko àggale ci alhamdulilah rabil alamina voilà cheikh bi alhamdulilah ñu ngi lay taaxeerlu di la déglu ci say laaj jërëjëf. Voilà, comme ni mu ko waxee noonu rek lay daal di demee on va partager avec lui des moments forts d'entretien que vous allez aimer mesdames messieurs donc laissez-moi vous souhaiter encore une fois la bienvenue sëñ bi Thiam bu ñu toogee ak yow di waxtaan ak yow donc peut-être mën nañu la xam ñun mais ñi nga xamante ne ñoom ñoo lay seetaan à travers VIP Ami TV xamuñu yow yaay kan tey boo ñu doon wax kan mooy sëñ bi Thiam. waaw bon Daouda Thiam doomu Diourbel la. dëkk Asalem Rue de Bambey ci biir quartier Thierno Kandji di directeur PDG général la société Holding Bawal bi nga xam ne société bu mag la boo xam ne fépp foo dem dans les 4 ou 5 régions du Sénégal am nañ fa ay succursales mais chaise bi mi ngi nekk Cyprès Rufisque Zac Mbao ok merci beaucoup. Voilà donc mu nekk lu am solo présentation boobu noonu tey bu ñu waxee nit. am na peut-être parcours de jeunesse boo xamante ne def na ko tey Daouda Thiam fan la defee li nga xamante ne ni moom moo di jeunesse am. waaw mais suñu jeunesse ñu ngi ko defee biir Njaareem di Asalem Rue de Bambey bi ñu dëkk di ci am nag fierté bu baax a baax si suñu wàllu jaar-jaaru ndaw ak jeunesse ndax bañ tollee ci war a jàng na école. dem nañ ba nekk diriger foyer Sem Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké bu Diourbel ñu ko naan CS bañ fa jógee it nekk nañ suñu wàllu métier di ko jàng ba yàlla def ci tey ñu góorgóorlu nekk fi aussi dem ba nekk fi chef d'entreprise mën nañ ne aussi ci biir Njaareem ci lépp lu ñu war a yëngu ci wàllu mouvement associatif yi yàlla def na ne def nañ ko parce que ASC Avenir nekk naa président ASC bi pendant 3 ans am na mouvement Siggal suñu gox maay président bi bari na loo xam ne ci wàllu ndaw moom Njaareem lañ yaroo fi lañ màggee waaye am na luñ ci delloo njukkal diwaanu Njaareem quoi voilà mën nañu ko gàttal lool rek pour leeral quoi. voilà des na ci ñëwaat incha allah rabi ci waxtaan gu gën a yaatu comme ni mu ko waxee jàng na fi nga xamante ne nii moom moo di diwaanu Diourbel Label jàng fii itam ci li nga xamante ne nii moom moo di métier sëñ bi Thiam nga jàng fi nga xamante ne nii moom moo di diwaanu Diourbel Label tey nga am fi lu baree bari ci Njaareem tudd nga itam ne chef d'entreprise nga sa entreprise boobu noonu fan la nekkee. waaw Holding Bawal mi ngi Dakar comme ni ñu ko waxee Cyprès Zac Mbao mais Holding Bawal Njaareem la juddoo. mais pourquoi le choix de Rufisque parce que aussi boo waxee Holding Bawal man daf may jox ni mi ngi biir Bawal. ah mais bien sûr Holding Bawal mi ngi biir Bawal parce que Holding Bawal registre de commerce bi NINEA bi taxe yi muy fay Diourbel la koy fay kon Holding dëgg Bawal mënuñu ko génn Diourbel mi ngi Diourbel donc dañoo jël benn siège yóbbu ko Dakar pour que dina jege dans le état ci wàllu administration bi. mais fii à Diourbel Holding Bawal am na fi succursale boo xam ne. mais tudd nga 5 régions yoo xamante ne nee nga am na fa siège est-ce que Diourbel gii nga xamante ne nii fi nga juddoo yow yaroo fi am na fi benn entreprise boo xamante tey dañu koy romb daan ne voilà Holding Bawal ma nga na le. waaw mais xam nga Holding Bawal ñun dañoo nekk ci benn famille boo xam ne ñun ñëpp dañuy yëngu ci wàllu entrepreneuriat donc Holding Bawal bu këyit di registre de commerce ni na yaa même ses taxes déclaration Diourbel la koy defee. mën nañu tey Holding Bawal même ses comptes bancaires man en tant que PDG nangu ma ñu tijjee ko sax à Dakar fii lañ koy tijjee parce que ñun Njaareem lañ xam moom lañ bëgg mais dafa fekk ne buñ nekkee en famille ñu bari ay entrepreneurs yi fi ne
loo xam ne tey holding Bawol fii à Diourbel da ko war a def su ma woowee sama benn frère wala keneen batale ko mu def ko donc soxlawul ñuy buuxante à Diourbel liñ ci soxla mooy holding Bawol luñ soxla Diourbel parce que holding Bawol mi ngi liggéey à Diourbel boo xoolee CBAO bu ne Diourbel holding Bawol moo defaree ay réfection yi ak yeneen ba ci dispensaire beeg yeneen kon holding Bawol mi ngi Diourbel mais entreprise yor sab saak sax entreprise la parce que entreprise da nga koy def ci biir saak di liggéey entreprise moom aajuwul fii la nekk fa la nekk la moo ci am solo mooy fa muy fay ay taxam fa muy fay ay impôts ak employé yu mu jël nga xam ne ñu ci ëpp njaareem la ñu dëkk loolu mooy njariñu holding Bawol donc kon ñun ñu ngi contribuer ci développement Diourbel ndax salaire yi ñuy fay bu ñu ko fayee ñu ngi koy fay njaareem la ñuy ñëw joxe seen dépense jënd seen i ceeb ak seen i diw kon holding Bawol mi ngi biir Diourbel fi lay développé. kon il paraît que ni tey employé na ab jeunesse si Diourbel bu bëree bëri fii waaw mais bien sûr boo xoolee le directeur technique ak le chef service commercial ñoom ñëpp ay doomi njaareem lañ kon holding Bawol mën nañ ne ñi nga xam ne ñooy ay embauchement Diourbel gi la dëkk ñeneen ñi ay tasaron lañ ay alatas lañ leen di jël ñi ay journalier lañ leen di jël mais ñi nga xam ne dañ leen a déclaré inspection au niveau de IPRES caisse de sécurité sociale inspection du travail holding Bawol fii la leen jëlee da defe naa ci wàllu entreprise comme via yéen société ngeen yor xam ngeen ko xam ngeen ne embauchement bu ñuy déclaré IPRES ak caisse loolu moo ëpp solo ci entreprise revenu holding Bawol yëpp Diourbel la voilà. voilà c'est très important comme ni mu ko expliqué mbokk yi dégg ngeen ko yaakaar naa tey bu ñu doon ñëw ci li nga xamante ne ni moom moo di Daouda ak début est-ce que ça a été facile parce que ñëpp xam nañu ne commencer quelque chose au Sénégal parfois da ngay gis koo xamante ni donc jaar-jaaram dafay metti sa début ak sa entreprise bi. waaw mais loolu mën nañ ne jaar-jaar bi buñ ko tuddee metti dañ naan alhamdulilah tey parce que expérience la ñuy jural parce que aussi nit ki mënoo mënoo omelette da tojoo nen mënoo am lu baax da jaaroo fu metti kon loolu c'est impossible mënta ne mais liñ ci mën a fàttaliku da den ko cee njort ci jaar-jaar bi mooy alhamdulilah lay doom ndax bépp étape buñ ci toll rek buñ jànkonteeg jafe-jafe ya buñ ci jógee expérience la ñuy dolli muy lépp loo mën a gis dans la vie ci àdduna lépp loo gis nga ciy dem te amoo ci jaar-jaar bu metti xamal ne du la jariñ nit ki la koy jariñ mooy nga jaar ci jànkonteeg jafe-jafe yi boo fa jógee am nga benn expérience de plus exemple tey buñ jàkkaloo maag yow ma wax la loo xam nga wax ma loo xam ne defoo ko tey jii su ma tourné ëllëg su ma jàkkaarloo keneen dootuma wax loo xam ne du ko def ndax dinaa jël samay matuwaay loolu mooy expérience su àdduna kon donc ñun côté boobu jaaxaluñ jaar bi dañ naan tawféex la am nañ ci lu rafet suñ njort ma lay rappeler aussi ne la holding Bawol ESTF lu njëkk a tudd dañ ko soppi tudde ko holding Bawol parce que def na fii Diourbel presque 3 ans 4 ans yoo xam ne avant ñu koy délocaliser di ko yóbbu Dakar lu indi woon loolu mooy holding Bawol day yëngatu ci wàllu marché public donc pratiquement Diourbel communes yi ak communes yi ko wër amuñu doole bi ñuy lancer yenn appel d'offres yi bon bañ toogee càmbar xool ne rëbb sa coow la nag nangam capital fa la dossiers yi di jaayee fa la dina jege yenn pièces administratives bi fa lañ ko doon mën a ute ñu ne nañ jegali siège bi foofu loolu moo indi loolu lépp tey voilà. mu nekk lu am solo c'est très important mbokk yi comme ni mu ko waxee noonu il nous a parlé donc de sa vie il nous a parlé donc ci li nga xamante ne ni moom moo di ay jaar-jaaram Daouda monsieur Daouda Thiam nga commencé mu metti lool ba tey yàlla suñu borom donc am lu mu la jox loo koy santé tey itam ñu gisaat la ci beneen ni mbir nga di ca yëngu tey muy wàllu politique donc lan moo la boole ak li nga xamante ne ni moom moo di politique. non politique moom képp kuy dox. yor ab boutique sax di jaay yaa ngi politique wàllu développement la donc mënoo nekk jeune dëkk ci dëkk bi juddoo fi yaroo fi mais au moins bu dee sax sa biir kër ga nga nekk am na ñaar ñett ñoo xam ne boo leen nee defal lii ñu def ko donc t'es obligé nga dugg ci politique dañ cee dugg ngir njaareem politique dañ cee dugg ngir développer ñi nga xam ne am nañ yaakaar su ñun da mënuñoo ñun la ñuy am mënuñu koo séddoog ñoom ñu bëgg leen a xeexal fañ koy jëlee fexe ñoom ñu jot ci ñun suñu wàllu dugg ci politique loolu la da buñ ci duggee ba heure bi ñu ngi ciy sant yàlla mooy tey yàlla dimbal nañu fii ci njaareem bépp leader politique buy politique xam nga kuy Daouda Thiam day lu ñu ko may suñu fit la ak suñu fulla ak suñu fayda te topp ñu ginnaaw kenn nag
ak topp ci ginnaaw kenn di la ñaan wala di taggal say maam ñun la ñu gëm mooy la ñuy liggéey ñun ñoo koy amal suñu bopp donc politique bi ñu nekk njaareem politique de développement la ñuy def ñun léegi ci kaw développement bi ñuy def nag tey mën nañoo gis par exemple Cheikh comme yow Cheikh wala Tafa ñu ne xale la jàng na am nay diplôme pourquoi pas ñu jéem ko xool teg ko ci yoon pour mu mën a développer quelque chose bi nga xam ne moom moo ko moom ñun ci politique boobu lañ nekk quoi voilà. voilà donc suñu waxee politique bi tam ku nekk am na foo xamante ne nii peut-être foofu nga far tey Daouda kan la àndal wala Daouda ci ban kii la bokk comme ni ko politiciens yi di defee. waaw man nag toujours dama naan politique gëw ma en tant que chef d'entreprise un acteur de développement nga ne da ngay politique nga ne da ngay contre état non gëw ma loolu li tax gëw ma loolu mooy. mën naa na ci citer ay exemple y a des chefs de médias yoo xam ne gis ngeen ils ont beaucoup de problèmes actuellement lu ko indi mooy di jéem a xeex état ak yooyu mais da nga bëgg a développer da nga bëgg a dimbali ñi nga nekkal mais sa entreprise ànd ak état di liggéey moo lay permettre tey nga mën a jël ay emploi ñoom it ñuy yóbbu seen i kër képp ku ne la da nga bëgg a développer ca la nga ne wala da nga bëgg a développer ci sa société ci wàllu politique pour dimbali askan bi faa nga lëkkaloog état parce que mécanique bi doxal am réew état ko yor exemple la fii si njaareem réalisation yu am njaareem yëpp c'est le président Macky Sall yëpp nag lépp ci programme Promoville la tey njaareem maire bi amul xaalis suñu maire bi fi nekk yàlla ma yàlla jégal dëjëki xew rek la xam amul xam-xam mu yoree njaareem kon su fekkoon ñun politique gu ñu am ministre yu jege président am ay directeur comme Pape Modou Fall yoo xam ne jege nañ président xeex pour njaareem kon njaareem li fi am as néew du fi am tey loolu bu fi amee c'est parce que dafa am ay doomam yu jege nguur gi jege président Macky Sall moo tax li fi am. kon monsieur Daouda est-ce que bu ma la déggee kon waxewoo par intérêt parce que boo ne ki fi nekk daf fi nekk di dem ci dëj yi ngénte yi waaye moom nit ñi dañu koy joxoñ baaraam ne bëgg na Jurbel donte ne peut-être man bi doole gi carrément mais est-ce que du yow intérêt par intérêt donc nga bokk fi nga xamante ne nii foofu nga far. mais mon frère ci àdduna wërngal këpp émission bi ñuy def nii rek maa yow intérêt tax nga koy def lépp looy gis muy dox ci àdduna fondation ba intérêt la. noteel li ma la wax bu baax defuma par intérêt personnel dama def par intérêt pour suqali ñi sama ginnaaw dama def intérêt pour suqali njaareem mais c'est normal intérêt laa am ci régime présidentiel loolu la intérêt la ki fi nekk nag franchement parler bëgg na yow dinu laa bëgg njaareem fa mu toll boo fa tollee di nga wane fa nga toll ci njaareem mais mënul mais ku mënul na dem da bàyyi ñi mën ñëw loolu la voilà ayca ñu gis itam ba tey comme ni mu ko waxee man moom loolu moo koy wax waaye man moom du ma ko wax donc man nag mënut yéen politiciens yéen wax yu mel noonu en tout cas il est là te am na ñoo xamante ne jox nañ ko bopp ñu gis itam comme li nga wax donc nga ne kooku mënul ci wàllu koom waaye gis nañ fi ñoo xamante ne ni am nañu xam-xam ay jeunes lañ aussi comme yow tey on peut citer ki nga xamante ne ni moom moo di Diomaye donc moom itam nekk ci diwaanu Diourbel la belle mën nañ fi citer aussi un Pape Thiam bi nga xamante ne ni am nañ ay idées yu pertinentes boo leen déggee jeunesse bi aussi la ñuy àndal à chaque fois yow en tant que jeune entrepreneur pourquoi demoo jàppale ñooñu nga choisir ànd ak ñi nga xamante ne ni ñoom itam ay boroomi doole parce que aussi état rek mënul tax réew développé gis na fi ñoo xamante ne ni ay wàllu partenariat la ñuy def à l'extérieur di indi seen ab réew sans état. waaw mais loolu dama la koy nangul et puis foofu dinaa ci mën a taxaw tuuti leeral la man dama gis ne Diomaye macha allah xam-xam bi yaatu na yàgg na ci collectivité locale def na ci 12 ans ci ay mandat Diomaye sama waay la daf ma jege lool ma jege ko lool xam nga koo dem ba sa doom ji nga mujjee am nga tudde ko waajuram bu jigéen ko am ngeen relation bu extraordinaire. bu ñëwee Dakar ci man lay ne su ma ñëwee Diourbel pratiquement këram laay féete mais nag en politique ñaar nit bokk nañ ndey ak baay kii ànd ak kii ànd ak kee loolu du raison de fekkee ci wàllu développement boobu noonu ci nga wax ci côté Pape Thiam man gëmu ne Pape Thiam développé Diourbel moo ko tax a jóg par 2 raisons invité naa ko mook Diomaye boole leen pour ñu ànd lëkkaloo liggéey mais muy xëccoo ay poste kooku est-ce que Diourbel ñor na ko est-ce que du ndombal tànk moo ko ñor da li ma lay wax Pape Thiam bu suivre lii mi may dégg woo naa ko woo Diomaye ne leen ay ndaw ngeen dama bëgg ngeen ànd liggéey pour l'intérêt de Diourbel ci taareexu njaareem bu doon jiite liste buy am Diomaye ko war a jiite
moo ko xam-xam ci culture locale moo ko dina yàgg njaareem dañ ko maîtriser Diourbel mais Pape Thiam affaire positionnement la doon ut ci Diomaye léegi boo jàngatee kooku ay mbiram mooy day ut intérêt lay ut intérêt boobu muy ut nag kooku man boo wanee àndal ak moom développé Diourbel franchement je suis désolé mais mënu ma ko du ma ko def parce que bu dee xam-xam ci wàllu développé njaareem maa ko ëpp foofu ndax li ma naan ci ndoxu njaareem du ko naan li ma mbapat njaareem du ko mbapat li ma ànd ak doomi njaareem xeex ko pour njaareem Pape Thiam du ko def kon kooku doyu ma pour ñu naan dañ koy dénk ab pantre waxuma la ab maire yi xalaatuñ ko waa njaareem dafa ñu pour Diomaye macha allah xam bi màcc na am na xam-xam lool mais mook Pape Thiam ak keneen ku ay ndaw lañ seen avenir mi ngi seen kanam en tout cas pour Diomaye na yoon bi mu nekk na ci continuer l'avenir dina ñëw de incha allah rabbi dina am lu baax foofu daal laa mën taxaw ci loolu quoi. voilà mu nekk lu am solo mbokk yi yow tamit vous êtes jeune yow tamit tu as des idées ci wàllu politique parce que am nga expérience lan moo tax imposé woo comme ñooñu ni ñu osé imposé ba tey ñu nekk ay candidats. waaw mais man dama dul yàkkamti sama àdduna mon frère. parce que àdduna lu jot yomb nit ku nekk étape ba nga toll comme ni nga nekk xale boo juddoo raam jàng et primaire secondaire man noonu laay doxee fi ma toll ak fa ma jëm xam naa ko c'est pas la peine ma koy waaxu wala di ko daw lu jot dina yegg si mais à l'heure actuelle dafa am loo xam ne mi ngi njaareem boo bëggee njaareem développé ko da ngay jéem a gunge as néew lu fi Macky Sall di def jéem a xeexal ay doomi njaareem ñu fexe ba nekk dans les instances de développement loolu kese la mais ñun heure yi ñëw wala jour yi ñëw wala at yi ñëw bu ñu waree yëngu wala dëggal samp suñu ndënd njaareem bu soobee yàlla buñ ko sampee kenn du ne jotul dañ naan dafa jot sëkk incha allah rabbi li ñuy def rek dañ naan ni jot na sëkk la ñuy wax voilà. voilà kon rendez-vous avec ce grand monsieur donc Daouda Thiam nee na ngeen xaarandi ko ci ay at yi di ñëw ay ci ñu ngi lay xaar ba xam voilà on va parler aussi donc ci politique gu njaareem donc géewu politique yi ak actuellement démb la ñu door li nga xamante ne ni moom moo di campagne bi yemoo juróom-ñetti fan ci weeru janvier donc jëm fa nga xamante ne ni moom moo di le 23 nga bokk fi nga xamante ne ni moom moo di Benno Bokk Yaakaar ngeen am adversaire de taille boo xamante ne ni Diourbel itam doonte ne nee nga day dem dajëg mais waa Diourbel ci biiri xol dañu koy bëgg ndax jege googu mu leen jege donc loolu aussi nit loo ko bañ waxal ko mbaaxam du wolof njaay loolu lay wax ab loolu waa Diourbel xam nga mon frère c'est que gars yi mooy li may wax toujours waa Benno Bokk Yaakaar rek gis nga loolu Malick Fall di def en tant que maire yow nga yor sa kër dama la jox exemple yow da ngaa yor sa kër nga xëy sa waa kër di la xaar ci dépense pour nga jox leen ko ñu war a lekk war a naan nga ne ma mbàpp sa ëtt kër ga toogandoo ak ñoom ko foo leen di dundalee fooy taale lamp yi fooy leerale mënoo ko def ab maire dañ ko soxla mu dem rooti ji indi ab maire borom kër la da ngay dem nekk mbaamu askan bi xeexali askan bi la ñuy séddale ci biti nga indil ko askan bi mais soxlawuñu maire boo xam ne da ngay ñëw si suñu dëj yi suñu xew yi toogandoo ak ñun mais grand dañ waxante dëgg suñu bàyyi ñun bu ñu yoroon toogandoog ñun sa kër gi est-ce que ñun dinañ mën a màgg ba xalaata yor kër soxlawuñu maire bu mel noonu léegi nag dafa am lu desoon mooy politique de sensibilisation kum neex nga romb ñu yéeg ci sareet nga jël sa ñaar téeméer fayal leen mais kooku dimbali woo ko da ngay fexe mu génn ci sareet boobu muy yéeg fexe am ay doomam jàpp ci dara fexe yow nga moderniser Diourbel mais as néew Diourbel lu fi amagum ba waa Njaareem di ko coow ak lijjanti mais c'est le directeur de l'emploi Pape Modou Fall tey boo demee jardin public bi nekk ginnaaw police commissariat tey ku amee anniversaire ba la neexee fa nga jëm Njaareem amuñu ko woon tey nga dem marché Ndoumbé Diop ruq boo taxaw di nga connecté wu def na fépp wifi ba pare assainissement bi def na ko fépp à Diourbel mais ñun genre leader politique yooyu lañ soxla mais pas leader politique yoo xam ne da ñuy ñëw ci ay ngénte ay xew mais ñun soxlawuñu un maire comme ça Malick maa leen ko dana xam c'est un chef d'entreprise comme ni ma ko nekkee ba may nekk sama entreprise bu papa moom mi ngi yor entreprise am ñu daan bokk ay combat di ko mener à Diourbel jàmbaar la lool mais daa mënul
nous sommes désolés mais mënul. mais aussi ñu gis ne mairie boo xamante ne donc moom moo toog ci localité am est-ce que du gën a xam liy metti waa Diourbel parce que tey aussi bu fekkee maire nga ba pare nekkoo ci région bi est-ce que di nga xam li. mais yow Diourbel yow mi toog yow mi dëkk Njaareem rek boo fi ñëwee benn weekend kese. du Diourbel actuellement xam nga lu waa Njaareem soxla mu wax la ko tey fexe ba créer ay sociétés yoo xam ne jeunesse bi fi nekk dinañ ci liggéey da am nañ assez de terre bu ñu ko mën a indi ay partenariat de état dafa ñu tijjil benn bunt partenariat privé public mais le maire n'a jamais réalisé ça durant ci son ministère c'est ministère bu fi nekk moom Malick Fall ah si état a donné des fonds de concours ou des fonds de dotation de 30 millions 50 millions mu tas ko des 3 millions 4 millions di ko jox ay entreprise boppam ay defar ay douche ci ay jàkka ainsi de suite ay école mais or que ne bu ko jëloon tey réfectionner terre de verdure boobu kese doomi Njaareem bi gis seen bopp bu ko jëloon tey fexe ba stade municipal bi ñuy wax mu góorgóorlu ci as néew au moins Diourbel am ay infrastructures sportives mais malheureusement amul xam-xam dafa tële léegi ku tële da nga ko daan seppi ko boo bëgg am jàmm voilà. en tout cas moom moo ko wax donc yéen a ko déggandoo yéen mbokk yi nga xam yéen a ñuy seetaan ci VIP Ami TV donc chef d'entreprise la il se nomme Daouda Thiam donc moom mooy chef d'entreprise au holding Bawal comme ni ngeen ko dégg mu wax ko ci suñu commencement waxtaan bi vous nous avez parlé donc de dégg na la ci sa ay biir yi wax à chaque fois yaa ngi naan ñu Pa Modou Fall l'histoire de Daouda Thiam ak Pa Modou Fall loolu tamit soo ci mënee ñëw. non mais Pa Modou dafa nekk doomu Diourbel nekk un jeune boo xam ne. dafa yor parti bi tudd RDV dëgg moo wóor moo nekk jeune bu am ambition nag parce que boo waree njaaree mën nañ ne boo dee ñaar wala ñett ñu am parti politique moom mu ngay jiital ba pare mu dundal ko doxal ko donc man ma gis ne Pape Modou jeune la buy dem ñu dénk ko direction emploi mu koy liggéey partout travers le Sénégal foo dem ci Sénégal direction emploi dugal na fay convention jàppale ndaw ñuy liggéey. foo dem ci Sénégal nag laa la wax barki dem mi ngi woon Mbacké district sanitaire bi amoon problème mu ay agents mu recruter leen 60 personnes semaine bay passé mi ngi woon Thiès ci société boobu daanoon textile boobu daana woon mu recruter leen 100 personnes gis ngeen quoi ITV comme seen groupe de presse bi recruter leen 200 personnes léegi nag ku mel noonu dëkk Njaareem mais dafa jot sëkk tey nu ñuy déggee ñu ne tey boo demee Thiès Idriss Seck moo ko moom nga dem Fatick ñu ne Macky Sall ko moom dafa soxla Njaareem ñu ne diw moo ko moom te kenn lañ ko gis mu am espoir pour dem ëllëg c'est pas Modou Fall amul keneen. mais réalisation yi est-ce que xawul yéex aussi newul est-ce que newul na lii ngeen di def nii c'est par intérêt parce que ñu jëm ay élection ñu gis ñu commencé réfectionner di defaraat ak a samp loolu aussi est-ce que newul da ngeen a bëgg a jël population. non kon grand Civro jardin public bi ba ngay Pape Modou réfectionner xalaatuñu ay élection xalaatuñ ko. mais ku nekk 2021 aussi yaa ngi xalaat 2022. 2000. ku nekk 2021 aussi ñi ngi xalaat ne dinañ jëm ci 2022. waaw mais moom ba mu koy def Pape Modou yàgg def réalisation avant ça et puis il était dans le secteur professeur université la yore ci ay bànqaas yu bari yu ko yàlla dimbalee mu ciy góorgóorlu mais réalisation yu mu fi def si c'était l'intérêt politique kese moo tax kon doo ñu tuddal léegi ne maire sera un adversaire de taille kon képp kuñ signé convention ngay bale. wala ñu signé la convention yor chef d'entreprise da nga naan la kaay bootu su ñun mais defuñu ko dañ leen a signé convention ñuy liggéey am na ñoo xam ne tey jël nañ leen ñu ngi ci ginnaaw Malick Fall am na ñoo xam ne am nañ ay convention ñu ngi topp ci ginnaaw Malick Fall kon ñun du intérêt la ñuy ànd ak askanu Njaareem réussite lañ soxla ak ville moderne à Diourbel da incha allah rabbi si Dame Diop nekk maire Diourbel avec le DG Pape Modou Fall ak ñun ñi nga xam ne ay chef d'entreprise lañ am vision da suñ loxo jotewul état dinañ defar Diourbel dëkk boo xam ne bu soobee yàlla incha allah rabbi ku jugati di nga ne Njaareem laay noppaloo je bu soobee yàlla. ayca donc voilà promesse la nañu xaarandi ba xam parce que peut-être daana yàgg di am ci ñoo xamante ni jaar nañ ci daan wax na Diourbel donc danañ ko développer ba tey mais on a vu que ci situation la ñu nekk ba tey nag mais da ngay dégg gars yi ñu naan waxu politicien le ministre Dame Diop dina développer Diourbel war nga ko gëm parce que zone nga jardin public bu nekk ginnaaw commissariat ay mbaam ñoo fa daan taxawaalu. mais Pape Modou Fall et Dame Diop loolu aussi c'est différent. non c'est pas différent Dame Diop elle est tutelle mooy ministre am. mais Pape Modou Fall la ñuy gën a tudd.
waaw mais parce que mais am ku ci nekk am nga ci droit mën nga nekk sama rak ma yónni la nga may liggéeyal yaa nekk ci terrain bi loolu am problème yaa terrain bi am problème Pape Mour ak Dame mën nañ leen di jaawale ci wàllu football Neymar ak Messi benn lañ tactique bi ñuy def mooy ndabu Diourbel amul leneen da li yow bu booy wax ne njaareem da est-ce que les réalisations yi lii mais au moins tey doomi Diourbel ñi ngi dund loo xam ne musuñu ko dund tey mën naa ne vision bi ñoom Pape Mour ak Dame Diop tey nga dem ci ab dëkk boo demee dans les pays européens nga koy am ngay connecté wu gratuitement dans les espaces publics tey nga dem marché bi Ndoumbé Diop rukk boo dugg yaa ngi fay connecté wu te y a des magasins communautaires ak yeneen i projets yoo xam ne ñu ngi à Diourbel mais mon frère ku gis nen ne ngi donc ku la dig ndekki jox la ko bu la diggee añ war nga ko gëm donc ñoom bu ñu defee lii as néew ci lu ñu am donc bu ñu jëlee commune bi nañ développé ci loolu da nga ko gëm man loolu laa gëm ah. voilà tey bu ñu comparé ak les autres yow kan nga gis ne moom tey moom moo war a taxaw nag pour jël li nga xamante ne ni moom moo di mairie Diourbel bi. non mais jàpp naa ne lu may lancé dama koy lancé pour njaareem gépp lancé ko sax si maire sortant bi ñu koy ñaan wax dëgg yàlla bu sonal boppam jaru ko dafa tëlee góor gu tëlee si jigéen moom da ngay muñ keneen na koy jariñoo mënul dara ci maire bi mënul dara ci njaareem daf ñuy continuer di indil ay coono moom moo ko wax les vidéos mi ngi sama téléphone président Macky Sall lépp lu am njaareem yaa ko fi def waa léegi nag gannaaw Dame Diop moo dina jege Macky Sall gannaaw moom mi sori Macky Sall la Macky Sall dimbalee njaareem ba njaareem am li mu am mais waxuma la Dame Diop mi nga xam ne rakku Macky Sall la xaritam la ana kay kon boobu bu ko dimbalee moom mi nga xam ne dañoo soree mu dimbali ko benn xanaa Dame Diop téeméer la koy dimbalee moom la ñuy lancé appel le maire Malick Fall mu ñëw rejoindre le groupe Benno Bokk Yaakaar comme niñ ko nekkee woon bañ fal ko député ñun ñoo ko def député moom Malick Fall ñun ñoo ko fal ndax ñoo ko jël investir ko ci liste yi dañ koy ñaan mu ñëw rejoindre mouvement présidentiel comme ni mu nekkee woon doom ci kër gi rakk ci kër gi ñu ànd ak moom jox Dame Diop maire bi après buñ jàllee leneen li amaat ñu xool li fuñ ko dugalaat jàppale ko kese moo fi am amul leneen Diourbel à l'heure actuelle waa Njaaram nelawatuñ xam nañ ne meilleur profil bi c'est Dame Diop waa Njaaram nelawatuñ. est-ce que yéen a ngi préparé ne xam ngeen yéen def ngeen ci seen bopp ne adversaire bi ngeen am aussi mën nañu ko wéy le bien aimé donc par la population diourbelloise. non man. souvent da ngay dégg ñu koy tudd lu bari. moom boo fay dem da ngay sóoraale lépp mais gëm naa ne population Njaareem du ñu sàggan di dof-doflu ba as néew li am Njaareem ci wàllu emploi wàllu développement duñ ko sàggane ba mu rëcc leen man gëm naa loolu ndax population Njaareem nelawuñu waaw. tey yenn stratégie ngeen teg. pour jël li nga xamante ne moom moo di. stratégie moom mënta nekk lu dul ñu liggéey campagne jege askan bi de pare def Diourbel ville moderne ci loolu lañ jëm di sàkku ñaan ci sëñ Mountakha Mbacké xalifa général des mourides comme ni mu ñaanalee ministre bi ak ñëpp ñu ñaan yàlla Dame Diop du 23 janvier 2022 Dame Diop nekk maire Diourbel loolu la ñuy ñaan waaw. voilà mbokk yi mi ngi noonu donc Daouda Thiam la ñu koy woowee donc moom moo nekk li nga xamante ne ni moom moo nekk donc chef d'entreprise tey ñuy wax ci fan yi donc li nga xamante ne ni donc actualité suñu jëlee y a des gens qui parlent de ci wàllu loi bi nga xamante ne actuellement moom moo indi coow lu bari yow loolu ban jàng nga ciy def en tant que sénégalais. mais man jullit laa doomu jullit laa et puis. da am loo xam ne sax jarul débat président tënk na wax ja bu yàgg Macky Sall moom muy njiitu réew mi nee na loolu kenn du ko mës a voté Sénégal à haute voix ñëpp dégg ko mais est-ce que jaratina débat est-ce que jaratina yóbbu ay assemblée yooyu jaru ko ñun fi ñu nekk Sénégal dëkku maam Cheikhul Khadim la dëkku Seydi El Hadji Malick Sy la dëkku Baye Niass la ñun ñëpp li ñuy dund mooy diine est-ce que jar na ñu ciy débat di ci wax lu mës a am du mës a am loolu rek grand. d'accord kon mi ngi noonu mbokk yi donc moom Daouda Thiam lay wuyoo
donc mu nekk ci diwaanu Diourbel label bi donc fii la juddoo yaroo fi waaye itam mën nañu ne mi ngi fële nga xamante ne ni moom moo di Dakar donc foofu la samp li nga xamante ne ni moom moo di ay entreprise am waaye mu nekk koo xamante ne aussi ku bëgg diwaanu Diourbel label la mënuñu wax ba jóge fi nag donc te waxuñu ci li nga xamante ne ni moom moo di sport bi itam ndax nekkul nga fi président ASC Avenir Sénégal jëm fële nga xamante ne ni moom moo di Coupe d'Afrique des Nations tey lan la war a teg pour jël li nga xamante ne ni moom moo di kan foofu moom grand foofu moom mon frère dañuy ñaanal Sénégal indi Coupe d'Afrique bi ñaan yàlla Sénégal jël ndam bi ñu àndandoo na Sénégal gépp àndandoo boole xol yi supporter les Lions parce que dafa jot sëkk nag Sénégal indi Coupe d'Afrique bi parce que aussi mënoo nekk meilleure équipe d'Afrique mais doo indi coupe bi amul sens comme ni leen ko président waxee coupe bi lañ soxlawuñu leneen soxlawuñu final kese nañu ñu coupe bi rek ñu ñaanal leen julli ñaan yàlla jàppale ñu ba Sénégal jël coupe d'Afrique bi incha allah loolu kese bu jar a ñaan. voilà comme ni mu ko waxee le président l'a dit donc final nekkatul challenge li nga xamante ne ni moom la ñu bëgg moom mooy ñu jël coupe d'Afrique des Nations te yaakaar naa Aliou Cissé ak i ñooñam ñi mu ci àndal ñëpp rek yaakaar naa loolu moom la ñu def suñu bopp tey Daouda donc lan la ñu mën a xaar ci yow ak diwaanu Diourbel bi nga xamante ne ni nee nga da nga koo bëgg parce que tu parles souvent ci développement donc tey lan lañ mën a xaar ci yow ci loo xamante ne donc di nga ko def en tant que Bawol. waaw mais liñ ci mën a xaar mooy ñaan yàlla suñu candidat maire monsieur le ministre Dame Diop jël maire bi par rapport ak projet yi nga xam ne ñun moom lañ nasoon ko pour Diourbel ñu ñëw jébbal ko ñu àndandoo ut ay partenaires xeex pour Ndiarème bañ a xaar état kese ci ay réalisation bokk na ci wàllu infrastructure jot nañoo démarché ay partenaires à l'étranger yoo xam ne dañuy xaar Dame Diop jël maire bi kese ñu def benn stade moderne boo xam ne lu des lu signature convention bokk na ci aussi si wàllu comme ni ñu ko waxee ci wàllu infrastructure yoo xam ne loisir la xale yi war a defaraat théâtre de verdure bi ba mucc ayib créé fi beneen place boo xam ne day nekk place boo xam ne day dina yaatu jardin public bu nekk foofu fexe aussi réalisation yi Macky Sall tàmbali marché Ndoumbé Diop bi ñu moderniser ko ba mu jaar yoon yeggale ko hôtel Baobab bi aussi président Macky Sall comme ni mu ko waxee ñu yeggale projet yi li ci des nag ñu xool fexe ba créer ay sociétés usines yoo xam ne dina permettre Njaareem suñu artisan bi dox surtout ça mon frère artisan Njaareem moom programme bi war a njëkk a jiitu Diourbel moo war a njëkk a dox ndax Diourbel amul lu dul artisanat xoolal suñ suuf sa nekk suuf artisan yi nekk ci ginnaaw marché ba léegi mënuñoo fexe ba jariñoo ko. est-ce que du loolu tamit la fuite des cerveaux yi du ko indi ku ci mel ni yow mii nga xamante ne nii tey bu est-ce que boo toogoon fii comme ñeneen ñi nga xamante ni aussi ay borom doon loon toog Diourbel du développé parce que. non mais man je me rappelle que naa benn projet pour le maire mais dañ ma ne non kii faratoog ñun si pour développer Diourbel la. et puis man maire bi mi ngi ma yoreel sama plus de 4 millions ba léegi mënut a fay ba fay ma ko maire nee na ànd ma ak moom politique donc dafa bari yoo xam ne tey xam nga commune Diourbel candidat Diomaye boobu ngay wax xam na ci lu bari da moom boo leen ci développé dina la leeral mais li ma la mën a wax mooy incha allah rabbi du 23 janvier bii Dame Diop nekk maire Diourbel waa Njaareem dinañ gis beneen Njaareem beneen xarkan mu Njaareem ci wàllu diine ci wàllu loisir ci wàllu sport ci wàllu développement ci wàllu employé loolu moom maa la ko wax. kon na Diourbel waay xaar ba xam donc lan mooy am ci côté boobu noonu vous êtes un entrepreneur chef d'entreprise exemple de réussite ngay doon forcément tey lan ngay wax jeunesse bi nga xamante ne à chaque fois dañuy toog xëy amul ci réew mi donc entreprendre aussi kon dafay mel ni c'est bien ci ki nga xamante ne dafa toog rek di xaar état. waaw mais ñun côté boobu moom grand li ñuy conseil jeunesse bi jeunes yi mooy. nañ gëm seen bopp d'abord adduna ku la ne yomb na dalay nax maa la wax loolu muy yow muy sa beneen morom adduna ku la ne yomb na dalay nax mën naa ci jël exemple sa frère bi yor caméraman bi ku xeexal Njaareem la yàgg sonn pour Diourbel adduna yombul nañ gëm seen bopp xeex pour seen développement bopp buñ yaakaar kenn mu dimbali leen ñoom nañ départ avec 0 franc xam-xam mooy indi xaalis ak ngëm-ngëm ñaar yi bu ko nit jiital xam-xam ak ngëm-ngëm bu soob yàlla fi mu bëgg a yegg bu yàlla tuddee wërsëgam dina fa yegg loolu moom maa la ko wax nañ gëm seen bopp ku ci nekk ca la nga nekk di ko yëngu bu metti nga daw ndax bu mettee nga daw buy neex doo ko fekkee parce que suñ maam Seexul Xadiim li mu am nii da koo liggéey yàlla fay ko
nit ki boo liggéeyul doo fayeeku il faut que ça soit clair nañ nangoo galère ba pare doog a mën a dund loolu rek laa leen di conseiller nañ gëm seen bopp nangoo liggéey am jom fonk seen i waajur surtout ndaw booy dox jiitalal say kilifa boo bëggee réussir dans la vie loolu moom dama la koy dolli quoi. kon mi ngi noonu mbokk yi c'est très important yaakaar naa partagé nañ ak ay des moments forts d'entretien éclaircissement yu bëree bëri indi na ko lan nga jàpp ne waroon nañu la kaw laaj point boo xamante ne ni tey doon nga ko xaar. te laaluñu pratiquement yaag sa élément bi ngeen toog ngeen waxtaan dugal suruxal ngeen ma ci beaucoup de questions mais et puis c'est bon c'est parce que jàpp naa ne boo dee ndaw day baax léeg-léeg nga génne sa tuuti sa xam-xam wala sa ci liñ lay yaakaaree dans les chaînes comme VIP Ami TV et d'autres pour que au moins nit ñi mën a jariñu sa capacité ak sa tolluwaay ci wàllu management d'entreprise ci wàllu développement comme politique wala leneen ak leneen quoi donc di leen ñaanal encore une fois di gërëm suñu yaay booy. ndax yow am nga ay projet pour Diourbel yoo xam ne yow yaa ngi koy sabab. waaw man sama projet bu gën a mag bi ma xam ne maa ngi koy sabab pour Diourbel mooy fexe ba créer Diourbel 10 000 emplois c'est pas facile. des jeunes de société bi ñu fa toggoo bu ñu yàlla defee kattan gi ba ñu mën ko ak partenaires yi juboo am ak ñoom bu ñu ko toggee doomu njaaram dootul jooy emploi incha allah ñu ngi ci dama ngi suñ kanam quoi waaw loolu nag loolu leen doon wax quoi. voilà donc l'émission tire presque à sa fin donc ñu ngi waaj a jeexal tey nan nga gisee li nga xamante ne ni moom moo di scène bi di VIP Ami TV. waaw mais mooy li ma leen wax rek comme li ma wax sànq xale yi rek continuer leen gëm seen bopp. ànd ak seen bopp da gëm seen bopp comme ni seen PDG Modou Soxna nga xam ne daa gëm boppam ànd ak boppam quoi kese gëm seen bopp liggéey ndax yoon bi ngeen nekk yéen a ngi ci quoi franchement parler. Voilà. Mi ngi noonu ce fut un immense plaisir de partager donc avec ce grand monsieur qui se nomme Daouda Thiam donc mu nekk nit koo xamante ne vraiment il est une personne donc respectueuse une personne joviale une personne intègre nekk file ci diwaanu Diourbel label bi comme ni ngeen ko déggee mbokk yi am na ab sabab donc yàlla na ko yàlla sa borom dooleel comme nu ko ñëpp di waxee rek donc am na mbébét ngir njaareem donc képp koo xamante ne am nga mbébét ngir njaareem rek yàlla na yàlla sa borom may la kàttan ba nga réaliser ko lan ngay tàggoo ñi nga xamante ne ñoom ñooy ami internetu VIP Ami TV yi nga xam ñoom ñoo la doon topp di la suivre. waaw mais di lance appel à tout le monde surtout à Ndiarème que ne local yi ñu jëm na ñëpp àndandoo massivement voté pour le meilleur profil de Diourbel c'est le candidat ministre Dame Diop xeexal Ndiarème pour que ëllëg Ndiarème mën a jariñu sax la ñuy wax ci ay Macky Sall gi dina encourager aussi les candidats yi nga xam ne ñi ngi ci yoon bi comme mon frère mon père Mamadou Diop Diomaye di ko dina encourager ndax ku gëm fam jëm la ku gëm la aussi nañ ko ci encourager di lancer appel à tout le monde aussi nañ ko dolli jàppale ndax xam ne Diourbel dafa soxla doomam yi mel noonu di lancer appel aussi à le ministre Dame Diop même bu ñuy jàllee na woo son frère Mamadou Diop Diomaye ñu continuer ànd liggéey pour construire Diourbel parce que Diomaye mën na lu bari Njaareem waaw à part loolu nag ñi ngi sant ñëpp di leen gërëm def une petite salutation à ma belle Néné chérie voilà merci beaucoup. voilà mi ngi noonu toog fi ba jóge fi te waxu ko la tudd ko ci xam naa ne erreur bu rëy lay doon boo may tudd kon tey du reet mbokk yi mi ngi noonu amoon mbégte contentement bu baax a baax dicté leen seen émission destination une émission de variété donc le travail continue donc yëbul rek ci li nga xamante ne ni moom moo di seen YouTube waaye itam am na li nga xamante ne ni moom moo di VIP meuble maanaam ci wàllu décor képp koo xamante ne ni sa salle wala sa nekk ba nga mucc ayib donc soo ñëwee ci moom c'est possible waaye itam bu ngeen amee événement ci wàllu xew maanaam photo yu baax yi yooyu tamit donc dafay mën a disponible muy VIP photo loolu itam donc mën ngeen koo am ñi ngi leen di sant bu baax a baax ci ànd ak ñun jox leen dig daje ci lu yàggul dara ci seen émission bi nga xamante ne ni moom mooy émission destination waaye itam ci seen scène bi nga xamante ne ni donc moom mooy la scène des grands événements allez bye bye on vous donne donc rendez-vous d'ici quelques jours jaa ngeen jëf